Non, pas de bateau-cité, moi, je suis des femmes. Donc, c'est important. Elle est fonctionnaire au ministère des Finances. Elle a eu sur la chaise. Donc, Mariam Sow, comme responsable des jeunes. Donc, sëñ Bassirou Amar. kooku moom ci kër gi la ko. Bassirou moom ci kër gi la ko. voilà donc ma présenté chef de cabinet personnel de son administration donc dafa ñëw ñu ànd liggéey jàppale président ci mouvement international la yor mais nag talibé la baa ko ñor ñëw ci dina jàppale kon man na leen ñoom Amérique lañ jógee waaw sëñ Mbacke Ndiaye donc soxna Marème ak soxna ana Mamadou Ndiaye ñoom moo nga leen am ci buri la allo da Moussa waxal Pape mu indi chaise yi waaw indi chaise rek en attendant. léegi nag man mii sam bopp. moom Fatima Dia mii toog. waaw man maay responsable communication. responsable communication. waaw yore nag vraiment kaddu engouement. yore kaddu engouement. neex a yor lool sax. neex a yor lool. ndax lépp lu ñuy def dafay leer. lu ñuy def day leer. ànd gunge Macky Sall. ànd gunge Macky Sall. waaw di liggéey bu baax. di liggéey bu baax. wax ak nit ñi. wax ak nit ñi. wax leen li président def. wax leen li président def. mooy seen taxawaay. waaw. vraiment ñu présenté suñu coordinateur. mi ngi présenté na coordinateur bi. ku neex a présenté. ku neex a présenté nag. muy Moustapha Kane. Moustapha Kane. nga xam ne dafa yàgg bëgg président. dafa yàgg bëgg Macky Sall. yàgg ànd ak moom. yàgg ànd ak moom. fu ne. fu ne. di ko xeexal. di ko xeexal. di leen ziar yéen ñëpp man tamit waa Touba laa
fii la si Daaru Minam laa bokk Cheikh Abdoul Hakim moo nekkoon sama sëriñ ingénieur la si wàllu information technologie jàngee ko Amérique bokk si ñi nga xam ne ñoo fondé APR bu Washington bu ñu jàngee ba pare ba am suñuy diplôme tàmbalee liggéey foofu liggéey nañ si compagnie yu mag yu mel ni Nike liggéeyal nañ département bu défense bu États-Unis si wàllu information technologie waaye wàllu technologie si internet ak yooyu quoi bi ñu ñibbisee fii si Touba parce que lu tax sama jël message bi sëñ Moustapha Kane mi li mu wax lépp mat na bu dee taalibe gi li mu fi war a wax war na taxawaayu jëwrin mat na sëñ Kane mi tamit lu mu wax lépp mat na kon fi ma bëgg waxee dama taxaw rek ma xool ñi nekk fii ñëpp nekk ay jeunes ndax bu naan jeune génération bi fi nekk ñëpp tey da ngeen a am responsabilité si Touba da ngeen a am responsabilité mooy ñi ma jàkkalu ñu ñëpp ay jeunes lañ ñëpp fi am responsabilité ñii ay mag lañ ñoo xam ne dañoo taxaw di am lu ñuy defar maanaam pont boo xam ne dañ leen koy defal tey ngeen mën a seeni message seen taxawaay mën a àgg si ki jiite réew mi kon loolu buntu la si yéen yoon la si yéen ngeen war a am taxawaay bi mooy ubbi bopp yi te xam ne politique bi fi doon am bi nga xam ne dañuy ñëw di la wax loo xam ne mënul nekk wala di la gëmloo loo xam ne taxawut loolu waru leen koo nangu en tant que ñu nekk Touba parce que ay intellectuel ngeen ay taalibe sëñ Touba ngeen ñu yeewu ngeen domaine ku si nekk domaine bi nga nekk am nga si yeewute goo xam ne kenn waru laa mën a nax kon taxawaay boobu ku si nekk dafa am acteur si da ngeen nekk ay acteurs yoo xam ne koñ bi nga dëkk kër gi nga taxawool nit ki ngay waxal da nga ko war a yee ba mu xam taxawaayam si politique lan la war a dolli si réew mi lan la war a dellu si dëkk bii di Touba parce que dëkk bi di Touba mënuñoo nekk deuxième ville du Sénégal ba pare ñu bëgg a nekk nit ñoo xam ne dañuy opposé wu ak pouvoir wala dañuy opposé wu si li nga xam ne du suñu intérêt topp ay nit comme ay xar loolu nit du ko def dañuy yeewu nekk ay taalibe sëñ Touba nekk ay jeunes lu nit di xam si xam-xam am nañ ko lu nit di yeewu nañ ko président yi fi ñëw seen xam-xam lañ yor waaye bu ñu ñëwee ba fii tamit war nañ fekk ay jeunes yoo xam ne ñu am xam-xam gëm seen bopp ngir sëñ Touba gëm seen dëkk bi di Touba parce que Touba ñoo ko war a defaral suñu bopp defaral bi bu ma nee ñoo ko war a defaral suñu bopp mooy war nañoo am base politique bu taxaw boo xam ne képp ku mën a jiite réew mi boo ñëwee da nga wax ak ñun si lu leer jëflante ñun si lu leer am sa taxawaay si lu leer loolu mooy man foofu laay wooyee waa Touba parce que su ma toogee président Macky Sall dama koy wax man la ma gëm si Touba ak taxawaayam politique boo xam ne day jëriñ waa Touba exemple bi am mooy Ila Touba bi du buñ doon xool tey si xam-xam parce que ñun dañu ànd si xam-xam ànd ñu si riir ak di tàcc président fu mu toll bu dara doxul dañ naan ko lii doxul ñun noonu la ñuy doxee xam-xam boobu la ñuy doxee boo xoolee Ila Touba tey bu nekkoon projet boo xam ne lu réalisé loo xam ne dafa luñ mën a jaay la lu waroon mën a jar la tey nga dem exposé ko si ay financier wan ne projet bi nangam la ñu bëri dañ naan projet boobu nekkul lu réalisable kon ki ko def il s'est sacrifié ak benn cause muy dafa xeex ba am financement boobu ñëw def ko pour mu jëriñ Touba kon nekkul loo xam ne projet bi ka nga koy jaay tey da si financé xaalisam ak intérêt mais ñaata at lay toog tey ba kooku si def tey xaalisam mën a réussir loolu kon président Macky Sall dafa am taxawaay bu mu taxaw xeex ko ba tey Ila Touba bi ñëw kon nañ bàyyi intox bi te xam ne ñun ñoo war a ubbi suñu bopp en tant que taalibe Serigne Touba te xewal loo xam ne intérêt pour Touba la loolu laa bëggoon wax te di ko leeral jërë ngeen jëf jërëjëf. rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bu tedd bi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey ñu teew fii waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom julli ci yonent bi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey ñu teew fii di ay ndaw yoo xam ne dañoo topp ci président Mountakha Kane ngir am ci moom yéene ngir am ci moom yaakaar xam ne Touba dëkk la boo xam ne boo dee xool dëkk bi maanaam ndaw ñi fi yeewoo boo dee xool ay millions di ndaw ñoo fi nekk mais ñi ci ëpp seenum njàng demewul noonu bi ci topp mooy ñu ci bari ci dëkk bi taxul ñu am métier kon buñ dawee ñun ñëpp topp ci ginnaaw Mountakha Kane dañoo am ci moom yaakaar ju mat Mountakha nag dañ ko jàpp ngir ay qualité dañ ko jàpp ngir jikkoom dañ ko jàpp ngir njëmbi sëriñ bi ci biir loolu ñun ñëpp ñu takk di ay ndaw ñu takk di ndaw ñoo xam ne ndaw ñu am solo fas yéenee falaat président Macky Sall ngir jëmmi Mountakha Kane ci biir loolu ñu nit am nañ lu ñu bëgg ku ñu koy jàppalee mooy ndaw ñi fi nekk soxla nañ ñu defal leen formation soxla nañ ñu defal leen wàllu financement ngir buñ bëggee situation bi sensé
il faut ñu jàppale jeunes yi. il faut ñu jàppale jigéen ñi. parce que Touba li ëpp solo ci électorat bi mooy ndaw ñi ak jigéen ñi. mais boo dee xool ñoom mën naa ne président jëfam ci dëkk bi yaatu na autoroute Ila Touba assainissement yi mu fi def ci Touba kenn xamul ni mu toll mais problème bi mooy jeunesse bi. ak jigéen ñi gisuñ seen bopp ci réew mi. problème bi nag mooy loolu bu changé problème bépp mën naa changé ci dëkk bi ñun nag am nañu yaakaar ci Mountakha te gëm nañu ne it ne bu ñu àndee ak moom soppi ko mën na am waaw. moom ëpp na fukki at ak juróom jiite tey lépp lu ñuy exporté ci réew mi mu teg ko sama loxo mooy lu ñuy béy li jigéen ñiy defar ci transformation ñun ñoo koy jàllale bitim réew maa fi ñëw tey ci turu mouvement bi ma àndal di ànd gunge Macky ànd ak ñi nga xam ni soxna Fatima Dia lim na leen fekk si kan fekk si ku baax fekk si koo xam ni ba ma déggee ni sëñ Mountakha dugg na ci politique bi day jàppale Macky sama xel nag ci la na gën a dal parce que man dama yàgg ak président yàgg ak Macky xam luy politique am lu ma xam Touba waaye ba ma déggee ni sëñ Mountakha kan mi nga xam ni kër gii ñu nekk tey ku ne xam na ni xalif général des mourides du fi jóg kër gii ñu ne tey ku ne xam na ni kër gii ñëw na fi ay yoon ku ne xam na sa diggante ak sëñ Mountakha ci mbaax ci taalibe ci liggéeyal ko bon nag sëñ Mountakha boo jógee tey yaag sa mbooloo yaag say mbokk taxaw ne da ngay jàppale président Macky Sall te man ma jàpp ne kuy jàppale président Macky Sall man lay dimbale war naa lu may def ànd koog yow njëkk ci yow wallaahu yansuruni wal xalhu tatbaxuni fil bahri wal bahri zanafin bila darir waxuma ko sëñ Tuubaa ko wax Dieu m'assistera les créatures viendront des terres viendront des mers me trouveront et moi Cheikhoul Khadim je leur serai utile sans dommage il faut ñu xam ni Xaadim Rasuul du tur garaat la tey jii boo amee soxla ci adduna bi bëgg ku la ko fajal te gisatoo sallallahu alayhi wa sallam ka nga jàpp ne moo ko mën a faj mooy Xaadim Rasuul te tur woowu sëñ Tuubaa nangu na ko mulkul alil baaxil xaddiim jaalaani asnal xaddiim li man law faddun yaddub wasannaani fi xiddami jëmm joojee ñu àndal yaakaar ko xam li mu def ci lu baax ci lislaam def ko ci lu baax ci réew mii ku ko xottil Ila Touba ku ne dugg nga ci xolu murit bon nag président Macky Sall xelam na dal waa réew mi seen xel na dal parce que ki liggéeyal Serigne Touba ba sëñ Mountakha ne ko duggal ca déeg ba dama ca bërëb ba ñaan la nga bëgg liggéey ci juróomi at loo xam ni président mosu koo liggéey ci réew ci domaine bu ne nag domaine bu ne xotti nay tali ubbi nay usine jigéen ñi doog ña ngay nal diwlin ba di ko jaay Sonacos defar forage yi xëcc ndox yi te ba mu ko tàmbalee ca kanamu Serigne Saliou Mbacké la ko tàmbalee mu baax bon nag dama ni sëñ Mountakha ñu ngi lay ziar di la tatagal di xam ni bés ni tey suñu mouvement engouement fas yéene lëkkaloog sa mouvement ñu àndandoo dugg fépp fu ñu war a dugg ku mer dañu la jëli ku xamul ci li ñu ne parce que man ay expert laa àndal ñu yilif ay banque yilif ay projet danañu jëlaat beneen jëlin Touba jël boo xam ni bu Macky amee mandat chômage dootul ama ci Touba te loolu nag waxuma waxi politique de loolu Serigne Touba ko wax dëkkam bii fépp fu waay riir ci àdduna bi lu baax lu ne daw na wutal ci Touba lii Macky Sall def sañu ko bañ a def Ila Touba waaye nag moo am fitu def ko
président bu dee jaar na fi waaye Dakar Touba donc waxtoog nangam nga mën a jóge Dakar donc ñëw Touba faj sa soxla delluwaat Dakar ñëwaat Touba dama ne loolu ku ñu ko defal ku ne amel nañ la njukkal ndéem nag am naa fi ab xarit boo xam ni sëñ Moustapha Seck parce que kër gi dama leen di jox tey benn information bu nit ñi xamuloon kooku ñuy wooyee Ousmane Sonko fii la màggale woon fii ci kër gi la màggale woon waaye tey lépp soppiku na ngir si jëmmi sëñ Mountakha Kane mi lu mu fi naroon a yaakaar wala lu mu jàppoon ni mën na ko am fii tey Serigne Touba dongu na lépp jël ko teg ko ci loxo Macky Sall looloo am Moustapha Seck mii demoon na ba wuy ji ko ba am lu mu waxate woon ak moom waaye tungu ne du teew ket di nataal sëñ Moustapha yéen xam ngeen ko waa nit ñi la def na fi conférence de presse dem ba ànd ak ñoom waaye dem na ba xam ni yoon wi gën yoon wi wóor ak ki jare àndal mooy président Macky Sall Moustapha loolu yaa koy waxal sa bopp ahonsu billahi mina seytaani rajim suñu baay suñu kilifa Serigne Mountakha Kane mi toog ndax man waa Daara Minam laa ba pare yàlla def ma def ci koñ bi ñaar fukki at ak ñett jàkkaarloog moom kër man Xaadim Seck mii mooy sama waajur maa ngi ñoom sëñ kee yëpp ñoo fi bokk nekk yàgg nañ ba ñuy gone gis nañ sa taxawaay ci koñ bi d'abord ma lay séeréel loolu bi ma yàlla mayee tiranga ma dem tabax ndindi kër dëkk fa féete fa di fa milité woo di sant également Serigne Moustapha mii di ku baax man may opérateur économique am ay kuréel yu mag yoo xam ne dañuy importer di exporter ay marchandises ma yor seen communication ma xam ne moom mii kat am na taxawaay bu am solo boo xam ne du man rek mais ñëpp mën leen a jàppale ndax tamit noonu mooy àdduna muy ku baax it moom moo ma woone naa fi ñëw laataa mu maa wooy bët bu set mi ngi jël téléphone am di wax ak man ndaxte am na lu am solo loo xam ne dañ ko séq man ak moom muy ku baax bi ma demee ci Ousmane Sonko lu ko naqari la première dame bu Gambie moomu njëkk a woo ñu xaritoo parce que man ak ñoom benn lañ ak Adama Baro dal sama kaw wax ak man ne ma bët bu set bu commerçant yu Gambie amee fii ay problème man maay taxaw wax ak yow ne la kat Moustapha Seck danañ la jàppale ci lii pour loola mën a am moom mii ginnaaw bu mu déggee loolu moo ma jël wax dëgg yàlla am dem yóbbu ma ci borom réew mi yóbbu ma ci soxnaam du ma ko nëbb moom ñu toog waxtaan ñoo bokk añ mu ne ma kilifa yi ci kaw nekk Gambie de wax nañ ma say mbir Moustapha mii wax na ma say mbir mais damaa bëgg nga jàpp liggéey parce que xam nañ ne liggéey kat nga ndax ay élection ñëw na fi gis nañ sa taxawaay ci liggéey bi parce que ma ne ko man de ba may dem dew ma woon pour ñu di ma jël si di ma jox nangam damaa am ñaari gis-gis ak ñaari gëm-gëm muy éthique ak déontologie li ma gëm mooy liggéey la ma gëm nag mooy mën naa xeex ba victoire am fi bu soobee yàlla su victoire amee nag bëgg naa ëllëg lu ñuy def ci Touba man ma am ci sama cër soxlawuma nag ku naan ma nañ la jox lii nga ñëw bu ma demee dinaa commencer liggéey bi lu baree bari am na ci Touba nit ñi di expliquer man bi may dem man ndindi gee ma dëkk nga xam ne fa laa dëkk nekk fa di fa milité woo nekkoon coordinateur bu ndindi bi may dem dama ànd ak sama coordinateur muy Ibrahima Ndaw mii ku ne xam na ko ànd ak soxna Yëmu Jóob ak ñeneen am na ñeneen ñu bari ne Moustapha dem na mais indiwut nit mais man loolu kiiwuma ko parce que ñooñu maa leen créé loolu amul problème parce que man li ma gëm man koo gis muy topp sama ginnaaw di dox rek koo xam ne maa koy jëlee fa mu nekk indi ko ci man ne ko ñëwal ñu ànd liggéeyal président Macky Sall désormais nag sëñ Moustapha joxonte nañ loxo ñëwuma pour nekk APR damaa ñëw ànd ak Moustapha ci mouvement bi mu taxawal muy engouement dama ñëw ci mouvement engouement bi moom la ànd ak moom fas yéene liggéey ak moom parce que bi ñu toogee sëñ Abdou Karim Makaarimul Axlaaq ñun ñëpp ñu toog mu woote ñu ak njabootam bëgg ngir Macky Sall am fa ndam ak waa kër sëñ Abdou Fatah yi booba dama leen a ne leen sëriñ si luñ ma ñaan war naa ko mën a maye
kon boog am na ci loo xam ne waruma ko mën a xañe kon wax dëgg yàlla am président Macky Sall mën naa ne dëkk bi yëpp ñëpp jox nañ ko loxo loolu nag falaa mën a jàpp pour ànd ak ñoom liggéey désormais danaa ko sampal mouvement bi fii ci dëkk bi yoral ko cellule bi ànd ak moom pour liggéey képp koo xam ne gëm na ma mën a ànd ak man ci li ñuy def ñu ànd ak man ci li ñuy def ñu liggéey waaw ngaan ñu ma nag li fi nekk parce que ñi fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla am jàmm ak salaam lañ séq ak ñoom ba ma defee déclaration dem ba léegi nit woowu ma attaqué ma nit woowu ma wax ma dara bët bu set nit ñëw sama kër waxtaan ak man digal ma xelal ma ne ko baax na d'accord ñu dem ba ci jusqu'à présent yi ku ne day ñëw sama kër léegi nag wax dëgg yàlla am maa ngi woon ci Ousmane Sonko léegi nag ñëwaat naa ànd ak mouvement Engoma fas yéene ànd ak moom pour liggéey moom mouvement ànd ak ñoom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf ci taxawaay merci beaucoup. Mayel Bassirou mu wax bu kaay ñëw fii parce que lii dafa doon loo xamante ne nii mooy kaddu sëñ Abdou Aziz Mbacké moom sëñ Bara maanaam lii dafa doon loo xamante ne nii lu am solo la doon mbir moo xamante ne nii mënees na koo xalaat waaye daanaka xawee su ko mën a génnee ci làmmiñ ba daanaka li xaw a dal sëñ Moustapha mii daanaka mooy lu xaw a mel noonu ci man ndax dafa am jëmm yoo xamante ne nii fu ñu dem dañuy yóbbaale dara man ku ma seen fii tey may wax ci ñii fi nekk dana leen xaw a jaaxal ndax géopolitique bi yàgg naa ci xam naa ci lu bari ay at maa ngi ci te am na fu ma nekkoon mais dafa am doomu aadama yoo xam ne fu ñu dem dañuy yóbbaale nit même bu dul jëmmi ja nga fekki tamit ka nga nekkal da lay jëloo xamante nii wala muy nit koo xamante ne nii mënoo koo seetaan mënoo koo bàyyi muy Mountakha Kane mii man maa ngi woon ci beneen parti bu ma nekkoon yor ay ndaw yor ay xale liggéey fii ci Touba liggéey bu rëy waaye loolu lépp dama koo laf ñëw ndax jëmm ji xaw ma nu ma koy def ñëw ànd ak moom muy ànd boo xamante nii nag dama ko commencé te fas yéene mu cee caaxaan te man ku ma àndal nga am ndam kooku yàllaa ko def ñaareel bi itam lii ñu def nii dama ciy sant yàlla di ci gërëm yonente bi parce que dafa doon loo xamante ni nii lu am solo la te yàggoon naa ko bëgg a wax te mënu ma woon a am fu ma ko mën a waxee fu baax foo xamante ni dana mën a jàll ba ci kilifa ya ànd suqali Sénégal laa nekkoon ak Fallou Mbacké waaw ànd suqali Fallou Mbacké waaw maa xeex ba daanaka ndam lu ci masa am maa ko xeex daanaka loolu bay woon ñëpp na ñëpp samay ko ne ngi nii la leer ñëpp waaw bari journaliste bee xam na ci dara lii sëñ Moustapha def dafa doon loo xëy ni lu am solo la dama ko ci sant baax di ko féliciter parce que responsable yu ndaw yi lii ñu am ko am kilifa gu mag gu toll nii nga xam ne lu ñuy wax danañ ko mën a delloo fañ ko war a delloo loolu lu am solo ndax suñu wax daawut jàll fa mu war a jàll te responsable yu ndaw yi ñooy fale nañ ko xam ñun buñ bëggee ànd ak moom liggéeyal ko li mu bëgg dana ko am te président Macky Sall yaar dafa nekk ci moom nit ki nag loo ko bañ na nga ko waxal dëgg léegi loo ko bañ na nga xam ne nopp yu gudd na geen ba gàtt na mën naa daw parce que nag coow li bari na waaye damaa toog génn kilifa barki dem mu ne ma man de Macky Sall ànduma ak moom waaye danaa la xamal yaar ma ne ko mu ne ma baatin bi la téye foofu saa si jox ñun ñi ñuy wax waaw muy lu wér te kooka la mu wax xam naa ko kon daal lii sëñ Tafa ñi ngi lay xamal ne la ay ndaw a ngi fi yoo xamante ni mouvement Mountakha bi fas yéene ci liggéey boo xam ne kenn mosu koo liggéey ci Touba nag ma xamal la loolu parce que ñun fas yéene dem ci gox yeeg gox-goxaan yi dëgg la nag am nañ ay jafe-jafe am nañ yëpp waaye lépp danañ ko tënk ci këyit dëxëñal la ko nga liir ko xool ko lépp loo ci war a mën a jubbantiwaat nga jubbantiwaat ko te xam ne ndaw yi ñi ngi ci ginnaaw président ndax président nag bu caaxaan jeexee dëgg des liggéey na ci dëkk bi nag nekku ma woon ak moom daanaa ko sànni xeer lu ne ma daan ko wax waaye nag bi jëmm ji taxawee ñëw naa nag bàyyi la ma daan def lépp pour fas yéene koo jàppale nag li ma bëgg a wax lépp sax xajut ci temps bi ndax am nañu war a wax mais li ma bëgg a wax lépp daal yàlla baax na yàlla ñu yàlla jàppale rek salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci teewaay bi di nuyu sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy suñu gan di ko dalal fii ci zone 5 bu Daaru Minam mu fekk si fii sëñ Mountakha Kane mi nga xam ne nii ku ne gis na barki démb déclaration bu am solo bi mu def dugg si ci parti bi di jàppale président de la république muy nit koo xam ne nii nit ku baax la ku yàgg yëkkati alalam di def ci doomi aadama yi la booba nekkul di politique kooku nag bu ñëwee dugg si tey ne day jàppale président yaakaar naa ñun ñëpp dinañ ci am yaakaar ne ñëpp dinañ foofu ànd ak moom la joxe exemple nii léegi muy ñaar ñoo xam ni def nañ déclaration nii ngeen dégg leen ñoo xam ni bokkuñu woon ci parti bi kon loolu plus la yaakaar naa ci parti bi man nag damaa nekk ci zone bi ànd ci ak sama coordonnateur muy Bassirou Diagne mais taxaw
muy zone boo xamante ne nii zone 5 lañ koy wax di zone Daaru Minam xalif général des Mourides dëkk fi muy Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou yàlla na fi yàgg te wér. ñu xam ni mu mel ci président de la république bëgg gum ko bëgg ak ñaan yu mu koy ñaanal kon ñun zone bi ñu nekk day zone boo xamante ni bu ñu war a takku la bu ñu war a liggéey la ba may fi président ndam loo xamante ne nii à 90% la war a doon. parce que président lebal nañu ko xañ na dinaa tënk rek ci lu gàtt ci ay réalisation yoo xam ni duñ ko mën a bañ a tudd ndax dafay lu am solo loo xamante ni bu ko defee ñun dañ ciy gis suñ bopp surtout ñun ndaw ñi. muy bu yàggutoo njaay financement DER yi nga xam ni ku ne gis na ko délégation de l'entrepreneuriat rapide ñu bénéficié wu ci ay financement yu am solo loolu président daf ko def pour ndaw ñi ak jigéen ñi kon loolu mënee su koo bañ a tudd. assainissement gis nañ Daaru Minam gii ñu dëkkee muy ñaari étage dañ daan am ay problème daan na nawet bi daf daan jeex ba am 2 mois ba 3 kenn du fa jaar président ñëw def fa 9 milliards et quelques tey jii saa bu tawee bu sebetee ndox mi yëpp dem kooku c'est un geste à saluer. kon président de la république ñun waa Daaru Minam dañ koo ameel njukkal war ko koo fay may sàkku ci ñëpp ñi dëkke Daaru Minam nekk ci zone 5 bi ñu joxante loxo jàppale président de la république ba suñu zone bi moom 80% ak 90% mu gañe ko fi kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay waru moon a wax parce que li ñu fa doon wax yëpp Mamadou wax na ko. Bassirou sama rakk wax na ko béy di président dina wax ci kanam tuuti dama leen di wax rek jëmm ji nga xam ni moo fi nekk mu yàgg ak président de la république dama bëgg yéen ñëpp ngeen santal ma ko parce que li mu def rëy na parce que Touba ku ne sañoon tey da nga ko daloo mu ne ma depuis Dakar Mountakha dorénavant lépp lu ñuy defati fii ak ku mën di doon ku ñu mën di kii dañuy jaar ci yow ñu àndandoo liggéey kon loolu defaluma ko sëñ Mountakha la koy defal ndaxte man alali sëñ Mountakha la ba ma juddoo ba léegi juróom benni at laa nekk ak moom donc lu ma waay defaloo ma ko sëñ Mountakha nga ko defal la ca des ma di leen waxaat sama engagement sama diggante ak président opposition dama koy répété waat la ma sëriñ bi boole ak moom Poroxaan booba kenn xamu ko mu ñëw sëriñ bi dama koy répété waat ni ma nanga ko teral ba ngoon 20 jours après mu yebalaat soxnaam ma ànd ko ak sama yaay soxna Bali teertu ko ganale ko teral ko kon diggante bi yàgg na waaye nag engagement politique bi ma jël dama xam ni dina sedd xelu ku tedd ki am na loo xam ni du ma fi mën a egg ci wax ci clarification mais daal dafa am benn slogan bu mu bëgg sax ñu di ko wax mooy jëf jël ñàkk jariñu Macky Sall jëf na dafa war a ñàkk jariñu slogan boobu laa bëgg dorénavant ñu di ko wax parce que liggéeyal na Sëñ Touba dama def mission wër Europe gépp am ñu doon gam-gamlee ma ne leen bu leen gam-gamlee bu dee taalibe maa ngi leen di confirmer ne taalibe Sëñ Touba bu amul cër la lépp lu taalibe yi def ci yoonu mi ngi koy def ñaareel ba ci des mu sagal noonu ko sëñ Bassirou jël premier ministre am muy taalibe juddoo ci kër gi bokk kër sëñ Bassirou nga xam ni fee Gosaas nga xam ni fa nekk kër sëñ Bassirou nekk ay waajuram ñoo ko jox sëñ Bassirou kon mu sagal ñu ko Moustapha Kane mii tamit du parti du politique rek jëwriñ la ci kër sëñ Touba bala ñuy wax politique ma bokk ak moom dëkk Sine lay kan muy sama mbokk kon li ñu boole dafa bari kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm te président dama koy wax na xelam dal parce que fii ngeen dugg quartier bi ngeen dugg tey mooy quartier Cheikh Mouhamadoul Mountakha fii ngeen toog danaa leen wax benn secret daf fii la daan fanaan di jàng alxuraan fii am benn bis ma ne ko man de sëñ bi dama bëggoon nga ñaanal ma ci kër gi mu ne ma da ngay xele rek la ma def fii defuma ko sama biir kër waaw kon fii beneen bi ci des fii ak sama kër Porokhane lu fi ñaan waaye ñaan mu nangu benn homme politique bu ma sa jaar te fa lu amul muy fii ak sama kër Porokhane kon bay boo suñ xel dal ndaxte mënuma leen a fay sama xol seet na mënumaa wax jël leen jëf merci voilà ma ko wax ci politique dama am ay waajur ñaari waajur la am muy Cheikh Mountakha ak Soxna Bali sëñ Mountakha liggéey sëñ Mountakha bañ na ko bàyyi Mountakha. sëñ Mountakha daf ma ni. sëñ Mountakha da ko ni. maay sa ndey maay sa baay. maay sa ndey maay sa baay.
bi soxna Bali ñëwee mu ni soxna Bali wàllum ndey gi féetale naa bi la. soxna Bali ñëwee mu ne ko wàllum ndey gi féetale naa la. boobu ba léegi ma ànd ak moom. mu ànd ak bu moom ma feebaree bu ma siburoo. lépp rek. mel na ni soxna Bali dafay feebar. mel na ni soxna Bali donc yéen a ngi kër sëñ Muntaxa yéen a ngi biir kër soxna Bali. yéen a ngi biir kër sëñ Muntaxa yéen a ngi biir kër soxna Bali mi liggéey sëñ Muntaxa bañ na ko Bali Muntaxa. liggéey ma ko may. bañ ni mooy Baye Fallou sëñ Muntaxa. mooy Baye Fallou sëñ Muntaxa. kon nag loolu dama ko bëggoon seere ci biir da mbooloo ko bëgg a biir ba ñëpp xam ni sëñ soxna Bali fu mu yendu sëñ Muntaxa ko fa yendal fu mu fanaan moo ko fa fanaan lu ma moom la ko jox. jërë leen jëf kon léegi li ma bëggoon damaa bëggoon ñu may gan ñi ñu ndékki defar nañ fële saal ba Baye Bass di yéen ñëpp ay waxtaan. defar nañ saal ak ci am kii nijaay lañ soxna Bali. nijaay soxna Bassirou Gueye. waaw Bassirou Gueye. sëriñ nu mu tudd moom mi sëñ Moustapha Kane déglu ma lii may wax yàlla mi ma bind ak yonent bi jëm sëriñ Tuubaa ak Seex Son bi ma yaakaar laa ko seere Macky Sall la ma koy defal bàyyam dund ko man ñaan goo xam ne gi dama ko tibbee ci sama xol te di ko def tàmbalee ko ci Macky ak Marème Faye Sall ak ay doomam wóor na ma wóor yàlla ne dogoo naa ci jëm Serigne Touba kenn mënu ko te am ndam dana gagné Sénégal wax naa ko fépp kenn mënu ko loolu lu suñu borom nangoo la jeex na donc jërëjëfati sëñ Touba. Ah c'est bon. Nous sommes à Touba aujourd'hui, le mouvement Engouement And Gugue Macky, que j'ai l'honneur de coordonner, qui est un mouvement national, composé, national et international, d'hommes d'affaires, composé d'experts, composé d'ingénieurs, de gens qui n'ont presque jamais fait de la politique. Nous sommes aujourd'hui à Touba, en compagnie de notre ami et frère Seigne Muntaxa Kane, qui n'a aussi jamais fait de la politique, mais qui a reçu la bénédiction de son marabout pour accompagner le président Macky Sall dans sa quête du deuxième mandat. Nous étions hier à Pikine. Nous avions vu la forte mobilisation des populations qui sont conscients que les actes et les actions que le président a posées depuis 2012 sont en faveur du bien-être des populations. Si nous prenons l'électricité, aujourd'hui il y a presque plus de coupures au Sénégal. En tout cas, on a plus de problèmes de production. On a doublé les mégawatts. Aujourd'hui, donc, la production arachidière. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on a eu des records. Aujourd'hui, le riz sénégalais est consommé. Et c'est un des meilleurs riz au monde. Je parle en ma qualité de PCA de l'AGEPEX. Et le président a voulu faire de l'autosuffisance en riz son cheval de bataille. Dans tous les secteurs agricoles, économiques, il y a eu des avancées dans ce pays-là. Hein? Donc plus de 600 et quelques forages. Des routes bitumées. Nous sommes passés par Ila Touba pour venir ici. Moi, je ne m'imaginais jamais avoir Ila Touba en 2019. Je ne me l'imaginais en 2035. Aujourd'hui, le président Macky Sall nous a gratifié de cette route et d'autres routes et de ponts. Le pont Sénégambie. Moi, j'ai fait 10 ans en Casamance. Je sais que ceux qui parlent de la Casamance, ils ne sont pas plus casassés que moi. J'ai fait toutes mes études à Ziguinchor. J'ai passé beaucoup de nuits à Farafenni. Aujourd'hui, ça c'est derrière nous et grâce au président Macky Sall. Donc c'est Muntaxa Kane. Et nous avons vu aujourd'hui des ralliements de gens qui sont venus avec nous. Donc des gens qui étaient dans d'autres partis politiques, des gens qui étaient avec Sonko et d'autres qui sont venus aujourd'hui nous renforcer aujourd'hui à Touba. Et nous allons aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, faire des proximités, donc faire des porte-à-porte pour déboulonner toute l'opposition ici à Touba. Avec mon frère Muntaxa Kane, ensemble, et l'ensemble des experts avec qui je suis, nous allons donc tout faire pour que Macky gagne ici à Touba et au premier tour. Je vous remercie.